revue des titres ci kàllaama yi Kocc dañ ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di Chérif ñu door ko ak observateur. L'observateur ñëw ci élection locale de 23 janvier 2022 parti socialiste du PS déposé nañ seen caution journal bi ñëw na ci détail yu opération bi ak it Boubacar Boris Diop kon mi nga xamante ni jël na raaye ci wàllu littérature ba tax na kon rek ñu ñëw ci jaar-jaaru kii di Boubacar Boris Diop. Journal bi it gis ngeen ko la xewoon ci clinique de la Madeleine benn bébé bu fa faatu woon dafa mel ni am na résultat ci laboratoire bu nekk fële ca France génn na xëy na buñ ca sukkandikoo mën nañoo libéré pédiatre bi ñu jàppoon ak ñeneen ña ca toppoon ñu tumal loon mbir mi. Journal bi ñëwaat na ci xew-xewu jamono ak xale yu jigéen ñi pexe yi ni jël ngir rek li naan virginité ci nasaraan ñu daal di koy sàmm. Cheikh Ndoye it gis ngeen ko nii nekkoon équipe nationale bu Sénégal dafa mel ni kon ñëw na ci ay seede jëm ci Habib Beye mi nekk entraîneur foofa ca club ba. ñu waxit ci élection yooyu ak Soham Wardini ci yéenekaay bii di enquête mi ngi wane dooleem moom soxna si démb conseil municipaux yu Ndakaaru daje nañ ngir jàppale ko jëm kon ci xeex bi nga xamante ni mi ngi koy xeex ci biir taxawu Ndakaaru ngir nekk candidat boobee kuréel te Khalifa Sall jiite ko. fàttali ni moom ak Barthélémy Diaz ñooy xëccoo li ni mel et puis président Macky Sall bëgg naa relancer li naan industrie cinématographique ngir rek cinéma am taxawaay fii ci Sénégal di fàttali ni FESPACO bii di ñuy génn moom Macky Sall ngi ni sax sol benn tengaade di joxe raaya gi réalisateur somalien boobu kon ca la profité xëy na daal ne bu ñëwee Ndakaaru comme conseil des ministres day relancer lii di cinéma bi ak Ablaye Balde tamit commencé na rek la grande bataille jëm kon ca Ziguinchor ginnaaw ba ko Macky Sall beddee. Le Quotidien ñëw ci élection locale yi ak candidat Benno Bokk Yaakaar ci ville yi mu mel ni fumée noire la ko tuddee suspense nag moo na gaa yi ngi toog di taaxirlu fii ci Ndakaaru kan la ci diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba moom mooy laaj bi Kaolack it xëy na Mouhamed Ndiaye Rahma moom lañ yaakaar ni mën naa remplacer kii di Mariama Sarr foofu ca bopp diwaan boobu. Et puis ca Kolda ñaari Balde yi muy Abdoulaye Bibi Balde maire actuel bi nekk directeur général bu poste ak Moussa Balde min dénk wàllu mbay mi ñoom ñaar kon ñoom la Macky Sall tànn bu dee Moussa mooy jiite conseil départemental ba bu dee Bibi Balde kon moom mooy des di xëccoo boobee ville bu Kolda bi nga xamante ni moom moo fay maire bu mel ni kon Mame Boye Diao bokkut Soham Wardini it gis ngeen ko nii moom la mi ngi nii ba léegi rek ci maintenir candidature am loolu la journal bi daal di wax et puis non violence à l'école démb gis ngeen ko ndongo daara yeeg seeni sëriñ ngeen doon dox ci mbeddi Dakar yi ngir ñaawlu fitna gi nemmeeku ci biir daara yi ci réew mi. ginnaaw Le Quotidien ñu ñëwaat ba léegi ak journal Le Soleil 7e art moom la ñuy dàkkantele kon cinéma léegi tey ñu daal di créer li naan centre national de cinématographie fii ci Sénégal président Macky Sall moom moo laaj kon ñu évaluer lépp loo xamante ni kon wàllu prospective la ci xeltu ci wàllu politique ak wàllu cinéma kon bu ko defee ñu ñoŋal lii di yéene bi mi ngi nii ànd ak Roch Marc Kaboré di président Faso bërki démb bi ni joxe raaya gi jëm kon ci FESPACO et puis moom Macky Sall ba léegi daal dinay delloo ndukkal xeltukat bu mag bi di Boubacar Boris Diop ci raaya gu mag gi mu am ci wàllu tugal moom kii di journaliste ñu koy sargal ba léegi moom Boubacar Boris Diop nekk taalibe Cheikh Anta Diop bu baax di wéyal liggéey bi ci àdduna et puis stade bi tam léegi tey mu pare comme amuñ ko woon daanaka téeméer boo jël 70% yi mooy stade olympique ba nekk fële ca Diamniadio ñu tuddee ko stade du Sénégal ci weeru février bi ñu jëm sax lañ ko war a daloo. ginnaaw Le Soleil ñu des ba léegi ak Libération ñëw rek ci ku fàttali mbiram titre foncier 1451 bi mooy Ousmane Sonko jëmoon kon ca gaaya Mamour Diallo dafa mel ni rebondissement am na ci première chambre civile bu tribunal ba kas tout yàq na lépp ngir ñu rek tàmbaliwaat loolu nag la Libération daal di wax et puis élection locale yi règlement de compte yi commencé na mais di kon mbir mi daal pëccëxoon na comme sabar gu tas te daanaka demagun fenn di fàttali ni kon suba sax la gars yi war a commencé déposer liste yi ci barabu administration bi di sous préfecture yeeg préfecture yi fii ci Ndakaaru. ginnaaw Libération journal La Tribune ba léegi ci yooyee élection Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo mu mel ni ñaari adversaire lan wër Macky Sall daal di koy wër ndomba ñoom nag Macky Sall moo war a tranché seen biir kan moo war a jiite liste bi fii ci Ndakaaru ñi ngi ci nag léegi tey mu leer ndax Medina moom dafa mel ni féete na boor Cheikh Ahmed Tidiane Ba lañ jël
Seydou Gueye ki nangu na ko démb nag ay gaayam ñu ngoon Medina di fay yëngal gis nga président Macky Sall ba léegi ci wàllu loyer bi ñu doon wax bëgg nañu indi ci régulation lii nag yàgg nañ koo dégg mais ba léegi nit ñi sonn nañ ci loyer suñu et puis Soham Wardini moom nee na taxawu Dakar désigné gut ku ko teewal ca seen xëccoo boobu ñoom waa Yewwi Askan Wi. ginnaaw tribune Soham Wardini moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Walf Quotidien gis ngeen ko noonu kon Soham sans phare mu mel ni kon benn spécialiste mi ngi daal di jéem a indi lan moo waral kon Soham daal di fippu moom soxna si nga xamante ni moom moo njëkk a nekk jigéen bu diriger mairie bu Ndakaaru et puis gis ngeen ko ñi mu tuddee ay agneaux du sacrifice ci investiture yi Mame Boye Diao ca Kolda bokkut Doudou Ka moom it Ziguinchor bokkut comme Abdoulaye Baldé ba tax na moom Baldé moom dana bokk nee na ca mais yoonu boppam lay benn. ginnaaw Walf aussi ñu wax ci les échos jëm ba léegi rek ci benn histoire wala extorsion ci wàllu chantage jëm ci wàllu koppar journal bi daal di ñëwaat ab complot la ko tuddee gis ngeen ko noonu ba tax na kon muy loo xamante ni lu doy waar la et puis président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar mi ngi imposer ay choix moom mooy tànn te coow jibut bal tàkkut sans tambour ni trompette ca Médina Cheikh Ahmed Tidiane Ba mi ni daakantale Messi préféré nañ ko ak kii di Seydou Gueye bu fekkente ni Kolda la Macky Sall kon mi ngi miser ci diggante ñaari Balde yi Ablaye Bibi Balde ak Moussa Balde daal di zappé kii di Mame Boye Diao Parcelles Assainies moom it dafa mel ni kon Amadou Ba lan investir ca commune ba ak ville bi loolu nag kon xëy na révélation la kon ci journal bii di Les Échos moo ñu ko xamal. Doudou Ka ak ki gaayam ñoo nekk ci xëtu yéenekaay bii di L'As élection locale yi mel ni kon rébellion la ko tuddee dans le camp de Doudou Ka ñi àndoon ak Doudou Ka seen yaakaar dafa tas doonoo yaakaar ni Doudou la Macky di fal wante Macky falut Doudou loolu la journal bi wax. ginnaaw L'As journal ba ca topp waaw Vox Populi moom génn na feneen muy suñu góor gi Ablaye Wade mi ngi nii kon sol tréem di tàggatu moom dafa mel ni xëy na mën naa nekk yaakaaru ñii di waa Yewwi Wallu Askan Wi mooy coalition bi nga xamante ni PDS ma ko jiite moom Abdoulaye Wade puis première sortie Amadou Ba jëm kon ci li nga xamante ni mooy taxawaay bi Seydou Gueye moom léegi nee na dina féete ci ginnaaw kii di Cheikh Ba jëm kon ca Médina et puis Thiès aspire le changement foofu tamit dëkku Mor bi foofu tamit bataille bi dina fa raw kële Habib Niang la tudd moom moo yëkkati yooyu kàddu Soham Wardini moom nee na kenn mënut a wax ni liste yi dañ koo tëj maanaam forte collision te moom candidature am déposé wu ko. surtout ba léegi ñëw ci jafe-jafe yi élection locale yi ci leen jëm nag muy politique conférence des leaders bu dee wàllu askan moom ñi ngi daja daanaka yendalatun fanaalatun dañuy nekk di xool liste yi naka lañ koy tabaxale ba tax na gis ngeen ko noonu Aïda Mbodj mi ngi ci ñoom Sonko ak Khalifa Sall Soham Wardini nee na benn désignation defagun ko jëm kon ci seen boobu ay comploteur daal la daal di joxoñ baaraamu tuuma ñoo nekk ci ginnaaw ngir écarter ko moom mais du ko nangu. Le Témoin ba léegi jëm kon ci taxawaayu Khalifa Sall tamit ci mbir yi moom it waxu fi dara lu leer ngir àtte diggante Barthélémy Diaz ak Soham Wardini tam moom mooy seen leader loolu la journal Le Témoin daal di wax et puis affaire u bébé bi tam dafa mel ni ay lobby am na ngir rekk ñu daal di libérer ñetti employés yi ñu teg loxo loolu nag journal bi moom moo gisee nii et puis Macky Sall tamit gis ngeen ko noonu à l'épreuve fële ca Thiès muy loo xamante ni gis ngeen ko noonu et puis élection locale yi Tamsir Bakhoum Ngol Ngom dafa mel ni kii ab syndicaliste la mu ngi koy xëccoo. ginnaaw journal Le Témoin Sud Quotidien moom ñëw ci investiture yi ci élection locale yi mu mel ni Macky Sall mi ngi séddale carte gi Dakar entre guillemets la def nag ndax Diouf Sarr moom mooy boss bi Amadou Ba it coordonnateur général Seydou Gueye bon xam naa am na lu fi bees nag ndax Seydou Gueye finalement Cheikh Ba lan tànn Seydou Gueye nangu na ko démb ci guddi ñoom daje nañ fële ca Médina et puis Ablaye Sow Kaffrine ngeen gis ko noonu tandem bii bi Moussa Baldé ñoom lañ daal di reconduire fële ca Fouladou département ba ak ville Kolda bi jeexale ko wàllu tàggat yaram Lys Moussé mi nga xamante ni kon gis ngeen ko noonu nee na mi ngi affiché ay ambition ngir rek daal di jouer CAN kii moom fu mu ne. championship deuxième division Angleterre mais daaw mi ngi woon première division te xawoon na briller ñu ngi ko doon tudd depuis daaw mais bon
mais xawoon na te moo bare comme gars yi ñu ngi ci yoonu dem te moom gisuñ ko woon boobu ba léegi jaar na Bournemouth aussi Bournemouth waaw. na góorgóorlu ban gis fu mu toj ba xam fu mu toj ba la ñu koy woo fii parce que déjà liste bi mi ngi waaj a leer ci équipe nationale bu ñu ci rax keneen kuy ñëw di yàq affaire yi ñu waxee gis ngeen ko noonu nga xam Mor. mën na apporter plus non Mor attaquant la waaw attaquant la waaye am na attaquant yu fi nekk it yoo xam ne dañ leen jox seen chance bañ kun gis rek wala dégg benn match rek toj nga fa ñu woo la fi nga ñëw. yaakaar Serif bu ko waxee noonu. loolu kay jox leen seen chance la. bàyyi leen ñu ñëw rek ñëpp xaj nañ ko. ñëpp xaj nañ ko mais fi mu toll moom dina war a tànn équipe boo xamante ne leer na ne ñi ñooñu bu kenn blessé wul nañ tànn ñi fi nekkoon di góorgóorlu loolooy yoon justice tamit loolu laaj ginnaaw record kon commande moom dàq nañ ko fële ca Barcelone sëy ba tas na. ñu ñëw it Sadio Mané ngi nii kon ca stade ak tamit gis ngeen ko Liverpool mel ni ñu ngi ci yoon wan nekkoon ci atum 2019-2020 maanaam ba ni gagné match yu bëri ba mujj jël sax Ligue des champions ak championnat bi ñoom Sadio Mané gis ngeen ko noonu kon daaw nag dara doxutoon mais ren dafa mel ni kon ñu ngi ci yoon et puis Ronald Koeman mi nga xamante dàq nañ ko Lewandowski devant Messi wala Benzema ab laaj la rek ba mu samp jëm kon ci Ballon d'Or bii di France football bi nga xamante ni ñi ngi waaj ci joxe ko Neymar yi dafa mel ni yëkkati na kàddu yoo xamante ni ku ko dégg daal di dar sa nopp wante mi ngi leeral démb moom Neymar gis naa média yi fu nekk ñuy wane ab match bu mu doon football ci ak i gone dafa naa fa la profité def benn interview wax fa toj-toj. jeexale kook sunu làmb mi ngi nii kon ak rëg-rëg mi nga xamante ni nee nañ moom mooy défier kii gën a am doole ci àdduna bi mooy polonais bi rëg-rëg. Jaaw rëg-rëg nii. Pudzianowski. waaw na waajal rek yàlla baax. rëg-rëg am na fi combat boo xamante ni sax moom maawal la na ko bëri fii ba pare après buy dem ci polonais ba mu dem def naa mooy li gën a wër donc ngeen gis ko noonu et puis Rocky Balboa moom nee na du bëgg naa am revanche ak Bombardier Rocky tamit na bàyyi wax ji te jëf. def naa daal lii moo gënoon a fees ci li nga xamante ni moom mooy sunu làmb. Cheikh wala tàggat yaram waaw mais laata ngay dem RFM ñu taxawaat ci liste bon liste c'est vrai explosé wul comme attaquant bu mag mais joueur à potentiel la quand même gune la mais actuellement gis nga am na information boo xam ne sax maa ngi koy gis ci presse bi xam naa taxawuloo ci que CAF dafa nar a autoriser 28 sélection yi jóge 23 dem ba 28 ça veut dire que am nga 5 jours de plus yoo xam ne mën nga leen yokku ci liste bi mais am na ñoo xamante ne Aliou Cissé utilisé na leen ci campagne yi. mais est-ce que ñooñu joxe nañu c'est pas même loolu problème la. am na non après que loo xam naa dinañ ci rebondir ci actualité boobu c'est vrai que. non man nag xam nga journal sportif yi man sama problème ak yéen loolu quoi des fois dañuy gis kenn rek ne wuy waajang nii def ko kii entraîneur. ah non mais attends mais kii non kii du léegi rek mais y a des gens qui sont là. mais c'est depuis plus d'un an mi ngi ci tablette. mi ngi ci yàgg na ko topp du tey la door a feeñ mi ngi koy surveiller depuis plus d'un an. daa am na benn période dafa amoon coup d'arrêt ci carrière am. je pense que c'était une blessure je sais quoi. mais c'est un joueur à potentiel. soo ko mënee jox drapeau Sénégal moom def ko. xaw ma nag ndax après. voilà am na ñu fi nekkoon doon ñafe ba affaire yi dox ba ñu ngi ci yoon pour man coach bi weesu na bon bu amul coup de théâtre wala changement de dernière minute. ñu ngi ci dynamique boo xamante ni le gars il retrouve son équipe ak effectif bi nga xamante ni. bu amul je parle. mais kan bi lu ne mën na fexe. dañoo am attaquant Villarreal. Boulaye Dia. mais xam nga fan yi footballul. il faut voir les Sénégalais qui sont compétitifs. te Boulaye Dia démb ñu koy wax amul sélection amul sélection amul kii moo fi nekk nanu seet ñi nga xam ne ils sont compétitifs avec leur club. mais kii on le conjugue au passé nee nañ daaw la doon gën a góorgóorlu mais ngi dox mais reviendront inchallah comme wàcc na daan ci ñëw mbokk yi xam